asalaamaaleykum mbokki rajo defaral suñu bopp ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci sa tur ak ci seen sant xanaa rek mbokk yi di ñëw indi leen xibaar bu daanu tey ci ngoon fii ci Italie mu réew bi nga xam ne wax dëgg yàlla fi la ñuy dund te lépp lu fi xew tamit war nañu mun intéressé surtout nag ci mbirum gouvernement ndaxte xam ngeen ne gouvernement bu falu am na lu muy def ci ñun immigré yi am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla yomb lu ñu mbir yi am na nag ñeneen ñoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ñuy wax la sinistra la gauche ñooñu nag wax dëgg yàlla bàyyi nañ ñu xel ñun immigré yi te droite bi te nga xam ne mooy extrême droite ak droite ñoom nag xam ngeen ne wax dëgg yàlla ñun immigré yi ci sonal ñu la ñu nekk. loolu tax mbokk yi wax dëgg yàlla saa yu lu fi xew ñu ñëw fii ci rajo defaral suñu bopp sotti leen ko mbokk yi làmb ji ubbi na ni ma ko tuddee woon bu leen sori ñu ñëw indi leen ci ay faram-fàcce. waaw mbokk yi donc làmb ji ubbi na làmb ji waaw maa ko tuddee woon làmb ji ca 2018 parce que nag parfois mbirum politique surtout fii ci Italie doxalin bi day nuroog trop làmb ji nag wax dëgg yàlla ci yeneen réew yu bari démocratique yi làmb ji balaa muy ubbi élection mooy am waaye nag Italie gis nañ ne moom wax dëgg yàlla duñ xaar élection ndaxte élection chaque 5 ans la war a am pour fal nguur gu bees waaye ci diggante juróomi at yi parfois làmb ji day tëggaat mu mel ni nag làmb ji nag dafa mel ni làmb golo ku jóg daanu waaw maanaam ku falu rek am na ñeneen ñu lay bëgg a daane ndaxte li xew ci Italie mbokk yi moo di ne xam ngeen ne kii di Conte professeur Conte la tudd Giuseppe Conte wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne moom nekkuloon politicien professeur université la woon waaye ca 2018 ba nga xamee ne mouvement bi ñuy wax 5 Stelles te ki ñuy wax Di Maio jiite woon ko ak Lega Salvini jiite ko ñoom ñaar ñoo falu woon waaye ñoom ñaar ñu ne woon kenn du ci nekk premier ministre dañuy tànn keneen parce que du doon ñoom parce que dañuy tànn keneen ku xaw a neutre ñu fal premier ministre muy président du conseil ca noonu lañu ootee woon dañ dem jëli woon Giuseppe Conte moom mu nekkoon professeur de droit ci université yi ñu fal ko jox ko premier ministre waaye yàlla def na moom wax dëgg yàlla ku gaaw a jàng xam xeexi politique ku gaaw mokkal la ba ca noonu ca 2019 xam ngeen ne Matteo Salvini bëggoon ko daane waaye moom mu nekk mbër mu dëgër fippu moo daane Matteo Salvini ba noppi formé waara gouvernement moom ñu koy wax gouvernement Conte Due parce que fii saa yu gouvernement changé rek su dee premier ministre bi moo fa nekkoon dañ naan Conte uno su jeexalee commencé jëlaat suñ ko buggee daana mu rëcc taxawaat moom la ñuy wax Conte Due donc Conte numéro 2 mooy gouvernement bi ñu nekk nii waaye nag mbokk yi wax dëgg yàlla ci gouvernement bi am na beneen Matteo Salvini moo ko njëkkoon bëggoon daane waaye beneen Matteo bu ñuy wax Matteo Renzi nekk musoon na fi nekk moom premier ministre sax ñu daane ko woon moom Matteo Salvini wax dëgg yàlla moom Matteo Renzi lay bëgg a wax musoon na fi nekk premier ministre mu daanu woon waaye moom moo ñëwoon biñ daanee beneen Matteo bi muy Matteo Salvini moom Matteo Renzi moo indi ay nitam jàppale Conte ba mu faluwaat muy Conte Due waaye nag wax dëgg yàlla ñaari Matteo yi comme ni ma koy waxee Italie moom dafa mel ni ñaari Matteo dañoo tàng deret dañoo tàng ñoom ñaar daal wax dëgg yàlla chaque làmb fu mu tëggee rek ñoom ñoo teg seen ndënd wala ñoom ñoo bëgg a daane ndënd beneen champion moom Matteo Renzi boobu nag wax dëgg yàlla bés ni ki tey moom moo jàppale woon Conte ak ay ministre am amoon ñetti ministre ci biir gouvernement bi maanaam ñaari ministre ak sous-secrétaire d'État moom moo jàppale woon Conte ndaxte ca Sénat ba moom am na 18 sénateurs yoo xam ne dafa jëloon seen voix jox ko Conte
waaye bés ni ki tey dafa mel ni rocc na ko parce que génne na ay ñetti ministre am ba noppi ne wax dëgg yàlla dina génne tamit ay sénateur am dootul jàppale Giuseppe Conte muy premier ministre parce que fii premier ministre su amee doole rek mooy ca Sénat ba ca assemblée ba ak Sénat ba dafa am ñu ko jàppal moom nag fukki ministre am yooyu ak juróom-ñett muy 18 su ko roccee Conte wax dëgg yàlla su amul ñeneen ñu ko jàppal dina nekk ci coono maanaam gouvernement am daal soo watul dina ñàkk gouvernement bi waaye nag mbokk yi moom mbër mu fort la mbër mu aay la xeex bi lu ko indi rek mooy ci mbirum xaalis bi bëri bi nga xam ne Union européenne nga xam ne moo jiite mooy mbootaay bi boole ñaar fukki réew ak juróom-ñaar muy 27 pays ci Europe mu nekk ñu booloo seen doole Union européenne ci mbas mi dafa jël xaalis bu bëri séddale ko pays européen bi pour seen koom-koom du daanu mu bañ a daanu ci noonu Italie berne nañ ko lu toll presque ci 300 milliards d'euros 300 milliards d'euros nag laa waxuma CFA de 300 milliards d'euros kooku kenn xamul nu mu toll ci CFA def leen calcul bi ay billions de francs CFA lay doon moom la Union européenne jox Italie pour mu suqali koom-koomam am ay investissement yi muy def pour que réew mi doxaat 300 milliards yi lii luñ ko lebal la leneen li luñ ko ci may la loo xam ne maanaam da koy dépenser te du ko delloo mukk wax dëgg yàlla lu ni mel mbokk yi xam naa ne Afrique suñ ko amoon wax dëgg yàlla bekkoor ba ak sous-développement ba dina fa jóge mu mel ni rek xaalis mu ngi ci àddina bi waaye nag dafa mel ni ci pays occidentaux yi maanaam pays nasaraat yi tubaab yi dafa mel ni foofu la nekkee waaw mbokk yi donc lii moo indi werante bi xaalis bu bëri boobu moo indi werante bi parce que kii ñuy wax Giuseppe Conte muy premier ministre bi muy président du conseil moom dafa wax ne dafa am nu mu koy fu mu koy xaalis bi fi mu koy dugal ba defar plan waaye ren si ne ko sa plan boobu baaxul ni nga ko naree dépensé baaxul kon nag ñun duñ ci d'accord werante am wax am coow fan yi yëpp ci yooyu lañ nekk di wax ba yàlla def tey démb sax le conseil des ministres amoon plan bi ñuy taxawal pour dépenser 300 milliards d'euros yooyu ministres yëpp d'accord ba ñaari ministres yu ren si ñoo watewul maanaam d'accord wuñ bañuñ maanaam daal yëkkatiwuñ seen loxo ñoom daal dañoo téye banque seen loxo tey nag ren si def conférence de presse ne moom ay ministre am dañuy génn ci gouvernement bi tey ministre am suñ génnee ci gouvernement bi wax dëgg yàlla moo di ne ay député am ay sénateur am dootuñ jàppal Conte nag mbir mi métti na ko trop nee na lii ren si dox du yëfi responsabilité nag surtout nag ci mbirum feebar bii nii ay italiens lu toll ci 80,000 personnes génn ci àddina ba noppi ñuy fexe di daane nguur dafa mel ni parfois politiciens yi ngeen baal ma dafa mel ni dañuy fàtte wax dëgg yàlla population bi coono ak métit bi nga xam ne ñu ngi koy vivre. léegi nag mbokk yi li nga xam ne moo xew moo di ne est-ce que Giuseppe Conte nan lay doxalee ñii nee nañ mën naa am ñeneen ñu ko mën jàppal ñum pour mu taxawalaatal gouvernement am muy Conte numéro 3 ñii nee nañ wax dëgg yàlla moom Conte du mën a dem te soo wotul day génn ñu def li ñuy wax gouvernement de transition ñu bëri ñu ngi xalaat ne kooku ñuy wax Mario Draghi nekkoon gouverneur banque européenne mooy gouverneur banque bi nga xam ne moo yore xaalis ci Europe bi italien la mais moo ko nekkoon mu jeexal mandat nag ñëw toog Italie bi mu toogee ba léegi gaa yaa ngi koy jiiñ pour jox ko gouvernement bi waaye nag mbokk yi wax dëgg yàlla lamb ji grand combat bi diggante Conte ak Renzi la est-ce que Conte day daanu wala est-ce que Renzi da ciy gën a am doole loolu wax dëgg yàlla comme ni ma leen ko waxee ci bés yi lañ ciy xam waaye nag mbokk yi lamb ji am na ñeneen ñuy suuxlu muy ñaari mbër benn bi jigéen la mu ñi koy wax Meloni Giorgia Meloni moo jiite parti bi ñuy wax Fratello d'Italia wax dëgg yàlla moom it ci extrême droite bi la bokk
kooku moom ñun arrangé wuñu ñun immigré yi. waaye tamit am na beneen mbër muy mbër mu njëkkoon daanu te Giuseppe Conte daane woon ko muy Matteo Salvini muy beneen Matteo bi moom beneen Matteo nag wax dëgg yàlla moom tamit ci droite bi extrême droite la bokk wax dëgg yàlla ñun immigré yi tamit gouvernement bu mel noonu ñemewuñ ko ndaxte wax dëgg yàlla gis nga lim dëgëral ci mbirum immigré fii ci réew mi ñoom nag liñ sawar rek mooy dem élection nañ gaaw nañ toj gouvernement bi dem élection te nag élection wax dëgg yàlla jotagul ndax Italie ca 2018 lañ génnee élection te fii mandat yi 5 ans lay durer kon nag prochaine élection yi 2023 la ñoom nag dañoo yàkkamti ñu dem élection ñu jël nguur gi parce que sondage yi soo boolee Matteo Salvini nga boole Giorgia Meloni nga boole kii di Silvio Berlusconi bien que partem wàcc na trop waaye nag am na tuuti doole boo xam ne su ko booleeg ñaar ñii dinañ mën a jël nguur gi ñoom nag yàkkamti ñu dem élection parce que sondage yi wane na ne ñoom ñoo jiitu ne parti Matteo Salvini moo ëpp nit ci Italie wax dëgg yàlla Meloni après parti démocratique ñëw mouvement 5 étoiles ñëw Meloni ñëw waaye Meloni nag sondage yaa ngi wax ne ay baatam ca kaw mu ngay jóg kon nag lii mooy li nga xam ne moo fi xew ñun immigré africains yi wax dëgg yàlla meruñ ci gouvernement bi ren si bu ko daane muy gouvernement Conte Due ndaxte wax dëgg yàlla ci sénatoriat su amee ñoom jàpp nañ ci loxo moom Matteo Renzi bi benn ministre am bu ñuy wax Bellanova te nga xam ne moo yore lépp ci mbirum mbay moom Bellanova boobu bu leen fàttaliku dafa dóoroon ci table bi ne Italie nañ may kayit wala mu démissionné bañ nangul ko waaye nag tey ak Renzi génn na ci gouvernement bi xanaa rek ñuy wax ci mbirum kayit yooyu yàlla bu ci jaxasoo am te yàlla wax dëgg yàlla Conte yàlla na amaat doole faluwaat ndaxte wax dëgg yàlla lañ defoon ci sénatoria bi ak ci affaire yi flux bi yooyu yàlla mën koo mottali ñe la ñoom ci droite bi moom ñoom dëgëre rek côté boobu lañ xam te ñun loolu jiguñu waaw kon nag mbokk yi ngeen ñaan réew mi am jàmm ñun suñ jàmm nag mooy comme ni ma ko waxee rek Giuseppe Conte faluwaat waaye su faluwulaat rek dina métti torop ci ñun kon nag mbokk yi lii lañ leen indiloon ci rajo defaral suñu bopp xam naa ne guddi na waaye nag comme dañoo wàcc gis xibaar bi ñu ne rek dinañ ko ñëw séddoog yéen mbokk yi yéen a ngi déglu rajo defaral suñu bopp seen xarit Baye Diouf depuis Milan di leen ñaanal jàmm ñu fanaan jàmm ba suba ak jàmm te yàlla na yàlla def ci réew mii ñu nekk mbas mi wàññeeku gouvernement bi stable suñu réew tamit mbas ma wàññeeku fa jërëjëf ba beneen yoon.